waa réew yi développé yépp li loolu fexe nañu ba loolu ñu am ko. xam nga réew moo xamante ni dafa soxla santé dafa am solo ci réew. éducation bi nga xam mooy base lépp dafa am solo trop ci réew. environnement bi ñuy nekk aussi dafa am solo trop ci réew. te réew mi ma gis nii muy Sénégal ñett yooyu ma wax yooyu yëpp dafa mel ni dañ ko xaw a soxel. ma gis ni même les politiciens yi nga xam ñoo fi nekk dafa war a nekk seen priorité ñu jël Sénégal teg ko seen kanam mu nekk seen intérêt pas ku ci wax mu nekk sa intérêt personnel wala peut-être que dama bëgg arriver fii mooy tax may wax lii non parce que bu santé bi amee bu sooxee éducation bi sooxee environnement bi ñu nekk muy sénégalais bi ci boppam conscient wul war a xam ni jamono dafa dox. gouvernement bi nag nga xamante ni moo war a nekk première boo xamante ni mooy war a taxawal loo xamante ni ci wàllu environnement bi wane ci li nga xamante ni mu war a commencer par le président de la république mu génn parce que ñun li ma doon wax ci yeneen vidéo yi rek ñun soxlaatuñu vraiment ay discours dafa jot pour Sénégal actuellement loi yi nga xamante ni voté nañ ko fi ñu toll actuellement mooy ñu appliquer ko. parce que bu ñu wax naan nul n'est déchu à la loi donc nag bu fekkee dañu war a toog di voter ay loi ba pare duñ ko appliquer ça amatul sens. donc dafa am dañu toll ci tolluwaay boo xamante ni dañu war di appliquer loolu. boo koy xool ci réewu tubaab bi lu mu ragal mooy lan mooy loi. bu dee indiscipliné yooyu yëpp tubaab la ko gën a def mais loi da ko mayul dara. di nga am foo xamante ni sax dañ lay wax boo dawee plus de 70 kilomètres à l'heure am na ay caméra yu fa nekk yoo xamante ni da lay jël bu ñu demee ba foofu dañuy wàññi tellement que dañu loi mayu leen dara. ñu mel ni réew mu mel ni Sénégal nga xamante ni nag aussi dañu toll ci jamono boo xamante ni kuy defar foo nga yàq mais bu fekkee dañu bëgg jël toujours affaire bi di ko teg ci ay discours di négocier te jamono weesu na ay négocier dañu war a appliquer parce que environnement bi Sénégal bu fekkee fan ngay dox ba gis fa espace vert fu dul ci këru kilifa yi. bu dee ci jardin yi boo fa demee def fa espace vert am na xar yu wok nag yeeg je ne sais pas yuy doxantu lekk lépp ci 2019 ñu toll foofu. espace vert nga xamante ne Sénégal bi muy Sénégal foo mu sa dem région yi ko gën a fonk actuellement muy Thiès. mu ngay dem ci kër yi fekk espace vert yi mais bu dee Sénégal Dakar gi ñu nekk ak yeneen gox xaatis farataaluñu espace vert. te loolu dafa nekk loo xamante ni le président de la République moo war a nekk première boo xamante ni mooy njëkk a taxaw ci loolu. ministre yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu naan la ministre maire yooyu dañ ko war a éliminer parce que amul sens un maire boo xamante ne xamul goxam lu fa ne yooyu lañ war a dindi ci réew mu war a dox. ministre maire ay député maire loolu mooy waral liggéey bi foofu mu sooxe parce que fi nga xamante ni yow xamoo lu fa xew mënoo leen defar un ministre boo xamante sa ministère sax mënu koo ko gérer comme il le faut ñu tegal la ci maire yi kooku yow xam nga mënoo doxal dëkk bi. ñu war a dépasser loolu éducation bi ñu war ko jël au sérieux Sénégal war nañ toll foo xamante ni bu dee ci wàllu éducation dafa war a doon lu obligatoire xale bu juddu dañ nga am même boo inscrire sa doom. commune bi nga mairie bi nga nekk war naa mën a yónnee lettre sa famille leen seen doom pourquoi inscrire leen ko bu dee ci ça dépend fu ñu koy inscrire muy ci arabe bi wala muy ci français bi ça dépend mais dafa war a nekk loo xamante ne xale du dépasser parce que li ngay gis Sénégal xale yu ndaw yi nekk ci mbedd mi di traîner te loi bi ñu voté ko ba teg ko te boo demee ba léegi yaa ngi koy fekk Sénégal loolu dafay dem ba. amatul sens parce que bu fekkee boo waxee def sa discours bu rafet nit ñi dégg ko nga appliquer ko benn temps bu ndaw rek après arrêté da ngay dem ba sa population booy waxate sax duñ ci prêter attention te loolu c'est dangereux. mu nekk loo xamante ni foofu ñu jëlaat réew mi tegaat ko fu ñu ko war a teg santé nga feebar nit ki feebar dem dañ ko war a accueillir même bu amul xaalis dañ ko war a faj ba pare bu ñu koy topp ñu topp ko comme ni ko tubaab yi di defee gënuñ ñoo bëgg suñu bopp mais fonk bi ñu fonk doomu aadama mooy boo feebaree première chose bi ñuy def mooy dañ lay faj ba pare buñ la fajee ba pare daal di lay tegal ni la temps nga war a fay
yaa xam da ngay toog ba mën ko fay ko yaa xam mais toujours da ngay xam ni bor boobu mu ngi ci yow parce que nit amul lu ko ëpp ñoom donc dañuy fonk nit ki d'abord parce que ku feebar nga bàyyi ko mën naa contaminer aussi ñeneen ñi donc ñoom pour fonk seen population mooy tax dañuy faj nit ki ba danger bi ci nekkoon dutu ci nekk ñun bu fekkee dañu yor dëkk bu mel ni Sénégal nga xamante ne xat na hygiène bi war a dëgg am fa te ñi leen war a sensibiliser muy ministre yi actuellement boo seetee ministre bu nekk bi président waxee rek ministre bu nekk waroon na dem ville bi mu jógee parce que kenn dëkkul Dakar boo xoolee ministre yi ñu fi teg yépp ñi ci dëkk Dakar 2 la wala 3 ñu wane exemple bu rafet dellu seen dëkk yi bu dee setal bi ñu wax nit ki bu dajalee mbalit te amul fu mu ko yóbbu ban sens lay am donc gouvernement buy wax ci wàllu boobu environnement bi da ngay dem toog ñu dañu war a toll foo xamante ni lu gouvernement bi di wax sa bët da ciy tegu parce que bu président ne dama bëgg ñu jël dëkk bi dama bëgg mu set te tegul matuwaay yoo xamante ni ñun bu ñu setalee fu ñu koy def amul sens donc kon il est temps que moom mu xam ni wax ci dañ vraiment tollootuñ ci ay wax moom dafa war a toog di lu muy wax daf ko war a prouver mooy lu muy décider bëgg ko def war na mën a wàcc sur le terrain teg li muy teg nit ñi gis ci seen bët sans mu ñu teg mu yorati discours di wax non ñun weesu nañ foofu te ñun foofu lañu toll te dëkk bu war a dox day dépasser loolu mais bu fekkee dañu bëgg a toog aussi di jouer ak population bi dafay xaw a doy war ñu ngi wax poste premier ministre du loolu mooy problème mu Sénégal yi parce que le premier ministre mënul jël benn décision boo xamante ne le président d'accord ci donc kon loolu amul sens du loolu du mooy problème mu Sénégalais yi la preuve boo xoolee le premier ministre génnawaat na beneen pour dañuy daxaat élection yi donc mu nekk benn jeu boo xamante ne dañ ciy nekkaat pour 5 ans du ñu servir à rien ñun dañu war a dépasser Sénégal du politique réew la moo xamante ni da nga demander ni mën nga lijjanti problème mu Sénégalais yi ñun ci loolu la ñu soxla politiciens yi benn minorité la rek bu fa nekk. mais gor yeeg ñi nga xamante ni ñu ngi toog di souffrir donc réew dafa am loo xamante ni foofu ñi nga xamante ni ñoom la ñu yaakaar ni ñoo ko war a jiite ñu jël réew mi au sérieux éducation bi am solo trop ci réew di base lépp buñ ko nax saayile nga xool xale yu ndaw yoo xamante ni jeunesse bi nga xamante ni moo noonu mooy espoir u demain bi xamatuñ fu ñuy teg seen tànk parce que rafet na boo xoolee Japon yi mu avancé même la lutte bi nga xamante ni teg nañ ko boo demee ci géej yi dem foofu da ngay xool jeunes yi yoo xamante ni dañuy entraîner parce que ñoom xoolatuñ beneen bunt bu leen mën a ubbil seen réussite mooy la lutte ok c'est bien mais boo demee da ngay dem Japon nga xool dañ ko organiser d'une façon boo xamante ni japonais yëpp mën ñu nekk ay lutteurs lutte bi mooy lan nit ñi liggéey ba samedi ñu ñëw toog seetaan benn spectacle bu ñu fa jógee pare nañ ci mais 70% wu jeunesse bi bëgg a jël ñëpp bëgg a doon ay mbër. mais loolu dëkk bu bëgg a dox da nga koy dépasser kenn neewu leen li bu soxlawuñu mbër ku mu neex nga nekk mbër mais ñëpp mënuñoo doon ay mbër te mbër yi mënuñoo développer réew mi lu ñu mën a wax bu wér dëkk buy dox dafa am yoo xamante ay matuwaay yu ñuy jël pour doxal réew mi lit mënut a doxal dëkk musique mënut a doxal dëkk musique bi ngay xool bu da ngay mën a liggéey ba samedi dimanche nga naa dem seetaani lii mais pas par exemple ñëpp bëgg a doon ay musiciens xale yu ndaw yoo xam 12 ans bëgg a yori bongo bang yooyu mooy lan désordre bi fi nekk un marchand ambulant mooy lan ambulant nga da nga war a ambulant mooy lan munoo taxaw sur place mais munoo daaj sa table ba pare naan marchand ambulant la léegi boo xoolee par exemple